laataa ñu siy sorey dafa am benn dimension bu am importance mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko tuddee. dafay nekk Muhammadu Rasulullah waaye dafay nekk également Muhammadu mi nga xamante ni mën nañoo wax ni doomu Abdallah la kon muy ñaari dimension mooy dimension nit ki. donc pour ñu aborder question bi pour ñu mën koo jël sous toutes ses coutures je pense dina am solo ñu ñëw si nit d'abord mooy lan fan la tàmbalee fan la jeexee waaye laata ñu si sorey ñu ñëw ci kaddu yooyu nga xamante ni ndénkaane la woon jëkk laataa mu fi bàyyeekoo muy ndénkaane gi nga xamante ni moom leen mboolem jullit muy alxuraan ak sunna muy ay jaar-jaaram ak am njàngaleem ak xeetu dundam. waaw jërëjëf Khalifa ñu ngi lay gërëmaat. di am mbégte aborder thème bu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. surtout ci fani gàmmu gi. xam naa c'est l'occasion ñu ndokkeel mbooleem umma islamique bi. ndokkeel mbooleem humanité. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu indi. fruit ba njariñ la. oui rab yi sax dañ ciy jot. bindeef yëpp dañ ciy jot. parce que mooy defar. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga ko waxee. li mu mujjee wax te loolu moo résumé ndénkaaneem yëpp. mooy na ngeen ngoy ci téere yàlla bi. mooy alquran. na ngeen ngoy ci sama sunna. téere yàlla bi mooy yónnanti gi li ko yàlla yónni woon ndax missionnaire bu ne am na lu ko taxoon a jóg lu mu doon andi. waaye téere yàlla bi su nekkee ci sunuy loxo nun ay nit lañu mënuñu koo jëfee suñ ñu bàyyee kenn ku nekk ak xelam. loolu mooy sensu moom yàlla indi ko mu nekk modèle mu jëfe ko won ñu nan lañ koy jëfe parce que xam-xam dafa am ak pratiquer xam-xam. xam-xam boo gis ci àddina am na théorie am na pratique. pratique bi moo jur sunna. waaw pratique sunna mooy pratique prophétique. mooy pratique prophétique loolu la sunna di firi. mooy bi ko yàlla santaan ba yàlla ne julli leen. suñu bàyyi woon ñun duñu julli. il faut moom mu julli ñu xam nu ñuy jullee. ba yàlla ne woor leen bu ñu bàyyi woon duñu woor donc lépp lu yàlla santaane. bi mu indee yonent bi ci yërmande suñu borom gu mu am ci ñun. parce que yërmande yàlla mooy jegeel la li nga war a def ba mu pratique faisable. mais pragmatique nga xam ni doo nekk foofu di jàng lu bari. pour nekk jullit. doo nekk philosophe. professeur Balma pour nekk jullit. parce que ñëpp mënuñu nekk philosophe. te l'islam diine maas yi la. ñëpp a ci war a jot parce que lii defar penc mi ñëpp a ci war a jot. donc dafa war a nekk lu simple nag loo ko boo ko bëggee indil nit jàngal nit. ñaar ngay def. indi ay principe yoo xam ne loolu du yëngu mukk mooy alxuraan. mais indi koo xam ne li muy def dafay dañ koo mën a roy. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon nit ku yomba roy. ba léegi gis nga sunu maam yi ñuy wax. roy yonent bi moo gën a yomb roy leen. koo mën a wax ci àddina. roy yonent bi moo gën a yomb roy la. parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam digg bi nit la woon. guddul gàttul. xeesul ñuulul. rëyul tuutul xam nga loolu la muy firi. il était moo synthétisé physiquement les êtres humains. nit ku nekk gis sa bopp. waaw ci moom xam nga tey nit ku gudd am na nu muy toogee yow boo gàttee mënoo ko cee roy. nit ku gàtt am na nu muy position bu muy def boo guddee yow mënoo ko cee roy. nit ku am yaram am na position bu muy def boo tuutee mënoo ko donc nit ñi dañu bari ay dimension physique seen tolluwaay. léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci digg bi. boo déggee ñi la koy jàngal naan la guddul gàttul. di la wax ni xeesul ñuulul. yonent bi ñuulul comme ñu ñuul kukku ñi. xeesul comme ñi xees pecc. donc dafa synthétiser. nit ci physique am mais noonu mu ko synthétiser ci jëmmam noonu la synthétiser nit ci jikkoom. ba nga xam ni amul lenn lu ñuy jële ci moom lu ñu naan dafa ëpp. lépp lu équilibré la. al wasat nga xam ni moom loolu la bëggoon. maanaam booy joxe bul joxe ba lu ëpp ba sa alal jeex. waaye bul téye sa alal ba doo joxe dara. sooy jàmbaar bul songa ba xaru. waaye itam bul ragal ba doo réaliser dara. lépp l'islam mu ni lépp dafa digg doomu. kon loolu mooy ndénkaane yonent bi moo ko synthétiser. donc mu nga professeur donc Warkha tey je pense que li si ëpp. dañuy jàng waaye am na benn aspect boo xamante ni am na solo trop
te loolu bu ko defee buñ si sooboo xëy na prof dina am lu mu jot a rotal nit ki warxa mooy lu jëm ci wàllug nit ak nite parce que bu ñu nee Muhammadu Rasulullah ab yonant la waaye yonant bi avant moo nekk ab yonant ak nit la donc dimension boobu nan lañ ko mën a moom alxuraan noonu la doon waxee way laataa ñuy sori alxuraan noonu la doon waxee basharun yuuxa ilay maanaam nit la d'abord yàlla doog koo wax yu parce que nag boo àggul fii nit yam doo mën a tàmbali fii yonent yam boo matalul nite soo nekkul un homme parfait parfait ci sa xel parfait ci say sens say yëg-yëg mais parfait ci sa jëmm parfait ci sa lépp yonent bi dafa nekk nit ku mat nit d'abord nit ku mat nit nag bis buñ ko amee ñun am nit koo xam ni dana nekk récipient wu baax dana mën a recevoir mbaax waaye ci biir nit ci ngay gis matum nit ba nit mën a defar àddina ñi théoriser lu bari ci yu baree yoo xam ne nit ñu ngi koy jariñoo tey nit a jàng ba am lu ñu mën a tuddee perfection ci benn domaine ba indil ñu loo xam ne ñun ñi amul loolu ci moom man ko jariñoo je pense que balaa ñuy àgg si prophète bi anam yi nga xamante ni xëy na noonu lañ mën a jëlee dimension en tant que nit déjà professeur bu ñu ne nit olof dañ koy faral di cax nite moo tax donc ban xeetu nite la ñuy xaar si nit pour mu nekk ak nit pour ne pas dire lan mooy nite nit pour mu nekk ak nit pour mu nekk ak nit waaw xam nga dañuy faral di wax naan doon nit taxute nite parce que nit moom mën na nekk ay qualité physique waaye qualité morale yi moom moo tax ñuy wax nit kon nag ci côté boobu boo nekkee nit te nitewoo wax dëgg yàlla sa nit dafay xaw a sooxe dafay xaw a tumaranke damay rafetlu fi nga njëkkee wax ni ñun dañuy jàng tey nag parce que wax dëgg yàlla ki nga xam ne moom moo géeju mbir moomu bañ koy yow ba nga koy présenté la nga wax leer na da nga ne imam Cheikh Tahirou Fall mu jóge boole ci nga boole pire imam bi ak pire man boo ko boolee dajale ko damay ragal sax wax parce que wax dëgg yàlla mbir nag moom bu la ci nit gënee xam da nga ko koy nangul waaye nee naa ko ñun daal dañuy ñëw barkelu xëy na gunge ko xëy na taataan ci keram ronu tuuti foraatu li nga xam ne moom lañ ci mën a yëkki kon am na loo xam ne jotoon nañ ko for tuuti ca ba ñuy def CS philosophie islamique ñu ciy delloo njukkal ki nga xam ne moo ñu ko doon jàngal muy professeur Souleymane Bachir Diagne amoon na benn CS en licence boo xam ne mu ngi tudd philosophie islamique ñi mu intéressé wu ñu inscrit ci laa bokkoon amoon na koo xam ne moom mu ngi tudd Alfarabi biñ koy laaj dimension prophète di waxu nité boobu moom dafa wax ni prophète moom mooy doon incarné li mu doon wooyee l'image même de l'homme parfait mu ne perfection boobu mu ngi ko manifesté ci ñaar mu ngi ko manifesté ci ñaar ci téere bi mu tuddee je crois le couchant des étoiles titre arabe bi dama koy fàtte waaye noonu la tuddoon mu ngi woon suñ bibliographie donc muy wane ni première dimension prophète bi li nga xam ne moo tax mu nekk ki nga xam ne moo ñëw pour niteel nit dëgg-dëgg nee na d'abord sa dimension de transcendance dimension de transcendance su ma koy firi mooy maanaam dafa nekk koo xam ne moo kawee lépp parce que moom moo jiitu lépp la tax mu kawee lépp lu tax mu jiitu ñëpp ci ñaari anam la benn anam bi daf ko bokk ak ñun waaye benn anam bi bokkul ko ñun Alfarabi di wane ne bu fekkee ñun ñi ñëpp goutte de sang lañ nañu baal ci wax ji maanaam toqantalu ab deret lañ woon au départ moom mel na ku tedd ki moom toqantalu lumière la kon loolu moo tax déjà moo indi premier niveau de transcendance bi comme lumière la lumière bokkul ak matière lumière boobu même ca aadama boo déggee ñu naan woykat yi sax naan la moom moo tax ñu sàkk ñu taxul ñuy wax d'un point de vue chronologique mais li ñu naan d'un point de vue ontologique d'un point de vue métaphysique parce que lumière boobu moom mooy irradier lépp loo xam ne moom moo nekk ci suuf rawatina ki nga xam ne mooy doomi aadama donc lumière boobu nekk ci moom bu fekkee bal na jóge ci moom à travers les enseignements yi nga xam ne moom la koy yàlla jox mu yóbbal ko parce que yàlla ci ruse de la raison am daf la ne kii ma yónni sax au départ newul koo xam ne ab xaafis la pour wane ni moom la muy wax du moom moo koy wax waaye moom moo ko sol moom moo koy yebal moom moo koy wax loo kon boo jëlee ci dimension de transcendance boobu mu nekk lumière moom mooy ñëw ci deuxième dimension bi nga xam ne moom la junju mu nekk l'image même de l'homme parfait l'homme bi nga xam ne am na une incarnation historique sociologique
kii di waajuram bu góor kii di waajuram jigéen mu gañe àdduna tel jour mu génn àdduna tel bés mu def lii mu def lii waaye au-delà de ça moom li mu jàngale nee na loolu mooy manifestation sensible la parce que buñ ne le kooku mooy sa royuwaay bu fekkee sa royuwaay amul dara loo xam ne méngoo na ak yow wax dëgg yàlla day jafe nga yor ko moo tax mu am cette dimension matérielle là mais encore une fois li ko suppléé li tax mu incarné selon Al-Farabi en tout cas l'image de l'homme parfait mooy lépp loo xam ne qualité la ci nit moom daf ko porté à son degré le plus extrême de perfection muy nit ba foofu nit la. alors waaw te ñëw si nite nit mais dafa am non mais c'est excellent prof. parce que ni nga indee dimension nite bi. ak nit ki. loolu dafa ñuy permettre ñu am fu ñu doore. waaw mais pour mën a àgg si dafa am njumte bu ma def léegi. parce que man avant may ñëw. dama bokk ci nangul ñi nangu. ñu nangul ñu mel ni ñoom imam mais yoon wi moom dafa am ñu la ciy gunge. mu am ku ñu ciy gunge booba ñuy ñëw nii sax ñu woo ko. ne ko ñu ngay demati de ñu ngi sàkku sa ñaan. ba suñu làmmeñ buñ forcé ñu wax lu ñu war a wax. mu di sëñ Amsa ibn Abay Alhan Mbacke ñu koy fedd li njëbal di sàkku ab ñaanam xam nañ ne mu ngi ñuy seetaan ndaxte comme bu fekkee da ngay ñëw tàggu ko ñaanam gunge la wax dëgg yàlla xanaa suñu ingratitude moo tax ko tàmbale wuñ wax dëgg yàlla ñu jëla ko kon Mbacke ñu ngi lay feddal njëbal wax dëgg yàlla di sàkku sa ñaan ci mbir mi matal na jërëjëf nité voilà donc ci wàllu nité boobule. waaw non parce que ñu ngi si nit ak nité prophète bi amoon nekk prophète ak nit la donc nité déjà yow la mooy sa conception nité balaa ñuy ñëw si njàngam yi pour moom wax ñu justement est-ce que nité googule conception bi ñu si am moom méngoo ak nité ku tedd ki. ok tàng na ci man c'est chaud comme on dit dina tàng taw mais dinaa ci profiter aussi pour jàng si toujours comme toujours d'ailleurs parce que saa yi ñu ñëwee intérêt général dañuy jàng ndax ñi ñuy toogal ñoo ñu ëpp xam-xam foofu waxtuma laa bu imam toogee fii c'est extraordinaire mais jàpp naa ne ñun lu ñu jàpp ci nité parce que ñun dañoo judd Sénégal donc nekk ay jullit ñu xiir ñu ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc suñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ naan mooy gën gi mbindeef donc ci gën gi mu gën mbindeef donte que ni nit ñi ñu ngi tudd taar wa ñu ngi tudd taxawaay wa mais ci ëpp na li ñuy tudd mooy jikko ja donc c'est la dimension peut-être nité gi ce qui fait lii tax nit ki doon nit parce que am na ñu naan ni sax ñun ñëpp de peut-être mën nañu ni li ñu wutaleeg yeneen bàyyi may mooy suñu xel donc xel googu tax am ñu dem ba naan nit am na lu muy wax capacité de décider xalaat lu baax ak lu bon xam lu baax ak lu bon ràññee lu baax ak lu bon am possibilité de choisir li baax ak li bon donc loolu yàlla mayu ko ñeneen ñi mu bind donc xëy na ñun si suñu nite mooy ban capacité la ñu am ci di def lu baax li nag mooy li nga xam ne nii loolu la ñu imaam yi jàngal ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon taxawee donc dimension nit bi li ma ci gën a intéressé bokk na ci l'équilibre le juste milieu parce que dañuy naan tout excès est nuisible maanaam lu ëpp rek tuuru te kon bu dee ki ñu xam ne nii moo ci moom la ñuy roy ci bindin ba ci doxalin wa ci defin wa ni ko yàlla defee ci digg bi la yemoon donc man jàpp naa ne nite mu ngi doon ci sa capacité à être au juste milieu. Très bien alors Alimam yàlla si boppam dafa mel ni dafa insister ci wàllug nite bi pour wan ñu ne avant tout ak nit la parce que ba mu koy wax yu noonu nga ko waxee defe na je pense que ba malaaka mi di soog a ñëw si lu ñu fortaatu si njàng mi iqra la ko njëkk a wax jàngal pour démontrer que jàngul ñu ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taawe leer gi ñëw si moom jàngul ndax xëy na bu jàngoon wala mu am fu mu jaar ci wàllu xam-xam daañu ne dafa sos waaw xam nga dimension boobu mën nañ ci def gàmmo gi parce que lu jàng mu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am jëmm joo xam ni yàlla daf ko jox jëmm joo xam ne da koo waajal pour mu mën a nekk répondant wu leer yi muy def ci moom mooy leer gi jëkk ci moom xam nga yàlla leeram ci leer lay wàcc nuurun ala nuur leer gi war a dékku leeram nag daa am nu mu war a mel ba tolloog moom ba mën koo dékku waaye ci bu ñuy seet ci li nit di seet ci nit nga xam ne loolu mooy njàng mi nga xam ni moo ñu ñun moom la ñu gën a sawar ndax benn domaine bala imam Ghazali li muy wax boo ca xuusee di nga jariñ ñu bari waaye di nga lor ñu bari nite yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waajal gu ko yàlla waajal bokk na ci li nga wax ñàkk a jàng xam nga jàng mooy nga jël culture kaneen wala nga am orientation sa xel maanaam nit ñi li tax amuñu objectivité mooy dañoo jàng nit li tax amul objectivité yépp njàngam la
yàlla nag dafa bëggoon indi yonent bi muy koo xam ni roboom lay doon moom ci waxinu leeral lim ko wax parce que yàlla waxam mat na ba pare soxlawul xam-xamu kenn moom dafay nekk kuy refléter waxi yàlla ak xam-xamam te bu fekkente ne woon dafa ñëw fekk fa ay culture ki civilisation ki philosophie su ñëwee loolu mooy bloqué loolu ko yàlla jox donc loolu moo tax nabiyul ummi ñu bari xas lañ ko jàppe mais tagg la dafa mel ni nga ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndab lu set wicc la bi ci yàlla di def ndoxam loolu lay firi mooy nabiyul ummi ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam socialement maanaam ci société bi mu bokk ak histoire am yàlla da ko aar ba mu mën a nekk ku international est-ce que xam nga ni bu ñu lay nettali ni Abrahata bi mu jógee le roi de Abacha ka mu toogoon Yaman ba mu ko bañ ko santee mu ñëw toj si Kaaba gi borom ñey wa ci at moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àddina mooy atam yàlla ni bañ naa loolu ñey wi du fi toje Kaaba gi parce que l'objectif c'était la colonisation pure et dure et un peuple colonisé nag day jafe ci moom mu séparé wu ak doye di yonent bi kenn waru ko coloniser ñi mu àndal war a def liggéey bi mu war a def waruñu nekk ñu coloniser xoolal rek ñun tey xoolal njaxas yi nekk ci suñu biir demal ci mbedd mi xoolal sous-développement bi xoolal werante bi xoolal ñàkk sës sa bopp ci fenn maanaam ñàkk am ay références yu dëgër lu ci bare mën nga wax ni c'est la colonisation moo ñu jaxase fii def nii def ni fekk la ngay xalaate ne mun la doo xalaate ni nga mujj far jaxasoo jàppoo bi bàyyi woo bee nga hybride wala tam mu def la nit ku nga baal ma terme bi ku ñàkk jom koo xam ne nangu nga ku la exploité nangu nga ku la moom nangu nga ku lay digal ay politique am nga di ko jëfandikoo nangu nga am borom bu dul yàlla colonisation loolu lay def donc yonent bi yàlla ni fa mu dëkk xeet wa mu dëkk dama koy aar xam nga dama koy aaree danaa ko def muy fu tàng fu naqari fu amul ndox amul garab est-ce que xam nga ni nit ñi am doole yëpp ndox ak garab la ñuy wër Sénégal gi bi fi colonialiste yi ñëwee 4 communes lañ dem 4 communes lan moo leen boole géej ak naataange Ndar Gorée Rufisque Dakar yëpp a naat ndox ko wër mu naat ndox ko wër mais ñi nga xam ni dañoo dëkk fa nga xam dafa tàng jër tubaab mënu faa yendu dañ ñoo tudde indigène professeur du noonu la woon noonu la kay indigène léegi parce que ñi dëkkee ca indigène ba nag nga xam ni ñoom tey dañ naaj woowu ñuy bañ moo leen aar tàngoor woowu nit ñi di daw moo leen aar ba mënuñu nekkuñu yeneen façon nit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li ko wër ak saxaabaam yo mu àndal def li mu def ay nit yu gore lañu woon ay nit yu set lañu woon moo tax yàlla di leen tuddee al ummiyiina ñu illettré amuñu philosophie amuñu culture amuñu ku leen masa not amuñu patron yooyu yëpp amuñu ko woon yàlla ñëw nekk seen patron indil leen benn leader jox leen ay référence muy alxuraan donc loolu dëgg mooy li ñu war a expliquer ci nit ci wàllu nit nga xam ne bu ñu ko xóotaloon danañu dem ba ci société arabe lan mooy arabe jurhum yeeg ba ñuy dajeeg ñooñu foofu nañ fa nekk Ibrahima yooyu yëpp da nga ci gis vraiment setuk ndab li yàlla def yónnentam boobu léegi nag yàlla doog a agsi nag ak yëfam très bien alors professeur daf may fàttali rek daf may delloo ci li ma dégg professeur Mbaye Thiam justement di ko wax ci suba notamment wax na ba wax inculture ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy homme politique pourquoi parce que xamuñu tigi li nga xamante ni moom mooy li lal histoire ak taarixu réew mi bu ñu imam delloo également ci